te loolu ñëpp teg nañ ci seen bët maanaam fu ñuy tubaab bi bàyyi woon ñun dañoo dellu ginnaaw mais avancé wuñ parce que bu ñu naree toog ba heure bii nii mënuñoo régler problème mu inondation te xam nañ problème mu inondation lenn rek moo ko mën a régler mooy assainissement assainir dëkk bi c'est ça la solution c'est la seule solution mais gars yi liggéeyuñ priorité yi dañ koy fàtte ci lu ñuy nekk toujours mooy politique politicienne nu may def ba am deuxième mandat nan laay def ba galgal opposition bi ba nga xamante ni duñ mën a participer ci élection yi nan laay def ba sàcc seen xaalis loolu rek ci lañ nekk avec la complicité du peuple nañ waxante dëgg peuple bi ñoom ñooy dund la misère mais dañ ci am part de responsabilité parce que yow mode d'élection bi ba tey baaxul façon bi gars yi di ñëwee di campagne pour ñu fal leen ay naxaate la ak ay fen te loolu ñun dañ ko xam ba pare ànd ci ak ñoom di leen ci jàppale tey jii mbënd mi ñu gën a laal muy la banlieue ak les régions ak les quartiers bidonvilles les quartiers les plus pauvres les régions les plus pauvres ñooñu tey Macky Sall bi mu soxlaa réew mi ci ñoom la demoon di leen nax récemment 2019 laa la wax élection présidentielle yi passé mais Marième Faye jabaru Macky Sall dafa jënd ay saako ceeb yóbbul ko waa banlieue bi saako ceeb ñu jëndee ko ñoom seen carte électeur nga xam ne carte bi dafa cher carte bi il s'agit de ton avenir sa avenir ak sa avenir u njaboot ak avenir u Sénégal ci carte bi la nekk ñu leen di nax di dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a pauvre ñoo gën a vulnérable di leen nax di leen fen wan leen yéen da ngeen a xiif jënd ay saako ceeb ay bidon diwlin ay matelas di leen ko jox pour ngeen voter leen ba pare ngeen nangu ko yéen a ngi nii tey yéen a ngi ci ndox mi sonn ba bëgg a dee Macky Sall nekkul ci ndox mi ay doomam nekkuñ ci ndox mi ay ministre am nekkuñ ci ndox mi ay député am nekkuñ ci ndox mi ay alliés ñu mu àndal ñépp amul kenn koo xamante ni mu ngi ci ndox mi mais yéen tey yéenay yeewoo ci biir ndox mi yéenay toggee ci biir ndox mi ndoxu foos yi ak ndox yu bon yépp dajee dugg ci seen biir kër yi bactéries yépp nekk fa ngeen ci yeewu di ci fanaan di ci noyyi di togg ci kawam di ci sangu di ci def lu ne su paree nag jural leen ay feebar yu bon loolu kan moo leen ko yóbbee mais yéen a ko yóbbee seen bopp nit ñu baax ñi ñu ngi Sénégal te ñi fi jaar ñëpp ci ay président di leen nax loolu leçon la war a nekk ci yéen war na leen a yee ngeen am fulla ak fayda xam ñi nga xamante ni ñoom ngeen war a fal jox leen réew mi pour ñu dimbale leen sonn ngeen Sénégal fi mu toll nii waroon na ko dépasser ku ñëw fen dem ku ñëw fen dem ku ñëw nax leen jox leen ay saako ceeb ngeen foog ne yéen a ci nekk am na ay dëkk àll yoo xamante nii yóbbul nañ leen ay ceeb ak ay diwlin maire yi di fecc naan am nañ ceeb parce que dañ leen a xiifal ba ngeen xiif ñu jàpp na yéen vous avez besoin de l'alimentation ñu ñëw indil leen ko su ko defee nag ñu yéeg ci kaw jël seen alal ji di ko séddoo ñoomi neen benn groupe boo xamante ni defuñ sax 1% de la population ñoo nekk ci kaw di sàcc xaalisu sénégalais yi ñoomi neen ak seen ay xarit seen ay mbokk du mujj fenn amuñ benn difficulté bu élection jotee ñu jël ay tissu def ci photo Macky Sall daggal leen ko maire yi ñëw ay grand mbubu ñu dugal leen ci kaar yi tànc leen jox leen ay 1000 francs ak 2000 ak ay sandwich ngeen dem ci seen meeting yi yendu fa naaj bi nekk ci seen kaw ngeen sonn trop di tàccu di fecc di mbiib bu ñëwee fen leen fen ne dina régler seen ay problème su xasee ba falu pare na ci yoonam nekku ci il est temps ñu am fulla ak fayda mbéju kanam borom moo koy fajal boppam gis ngeen il faut que ñu changer suñu jikko yi chaque jour ma wax leen ne leen yàlla nee na
inna allaha la yughayyiru ma bi xawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. suñ jikko yuñ yore il faut que ñu soppi ko. du yàlla mooy wàcc di ñu soppil suñ jikko yi. fekk soppiwuñ suñ jikko yi nag suñu problème du lijjantiku. te suñ jikko yi xam ne nañ ko mën a nan lañ ko mën a soppee. lu ci jiitu mooy fulla ak fayda. olof nee na fulla ak fayda mooy jaay daqaar. gis nga nit ki su fekkee dafa ñëw nax la benn yoon waratoo nangu mu lay naxaat pour une deuxième fois. mais dafa yomb loolu. c'est trop facile. mais waa ji nax na la 2012 dafay def 5 ans au lieu de 7 ans ñëw fen la lim la digoon yëpp gouvernance sobre et vertueuse, la patrie avant le parti. sama rakk duma ko impliqué ci gouvernance bi, sama famille kazalika naka noonu. parce que Abdoulaye Wade loolu moo taxoon nit ñi mere ko ne dafa impliqué doomam, dafa bëgg a jël doom ji jox ko réew mi dem. nit ñi mer ak 3e mandat bi ba sanctionné ko, moom mu doon profité ci occasion boobu noonu di campagner loolu, di wane ne Abdoulaye Wade monarchie la bëgg a installé Sénégal ba sénégalais yépp wóolu ko gëm ko. muy wane ne Abdoulaye Wade yàq na réew mi te moom am na part de responsabilité ci gestion wu Abdoulaye Wade parce que liggéey na ci 8 ans. sénégalais yi jéggal ko loolu. am ñoo xamante ni daf leen a nax dox ci seen maañ, indil leen ay slogan yu dul jeex, endoctriné leen ba gars yi gëlëm votel ko. mu ñëw nax leen ne dafay def day réduire mandat bi, jëlee ko 7 ans def ko 5 ans. toog ba xam ne mandat bi mu ngi waaj a jeex mu dellu ginnaaw. fen sénégalais yi wor leen, trahison boo xamante ni kenn mënu laa wax fu mu commencé ak fu mu yem. 2019 ngeen waroon a am fulla ak fayda. lu mu sàcc élection bu sénégalais yépp jógoon voté massivement war ko ne ko carrément dañ lay sanctionné, ku noonu benn mandat boobu rek ci lay yem. il faut que ñu am culture sanction. donte def na ay pexe, sàcc na élection, jaxase na carte d'identité yi, def na lu nekk, mais am na ñoo xam ne nañ waxante dëgg voté nañ ko. am na ñoo xam ne ils ont voté pour Macky Sall. mooy ñi ma leen doon wax ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a sonn, mooy ñu dëkk ci banlieue bi, sama mbokk yi dëkk ci banlieue bi, sama mbokk yi dëkk dans les régions. waa ji daf fay gagné à 80%. ah ñan ñoo koy votel? ñooñu ñoo koy votel parce que ay saako ceeb la leen Marème Faye yóbbuloon, yóbbul leen ay bidon diwlin, yóbbul leen ay suukar, ñu foog na ñoom ñoo ci nekk. loolu c'est une insulte, loolu saaga la. mooy ne yéen vous avez faim, da ngeen a xiif. Sénégal ni mu toll ak alal ji fi nekk yépp amuñ dara lu ñu leen ciy jox lu dul ay saako ceeb, amuñ dara lu ñu leen ciy jox lu dul ay bidon diwlin. pendant ce temps yéen mënu leen a am eau potable. banlieue bi amul ndox mu baax. Dakar sax dans l'ensemble amul ndox mu baax, eau potable laa la wax, problème la. te loolu ay problème yu ndaw la ci réew. loolu maanaam képp koo xam ne fal nañ la dafa am problème yoo xamante ni c'est primaire. loolu dañ ko war a lijjanti. mooy ndox mi nit ñi di naan, courant bu doy, nit ñi lekk ba suur, naan ba màndi, assainir dëkk bi. parce que Sénégal am na xaalis, nañ waxante dëgg. sama gars yi nañu waxante dëgg. Sénégal am na xaalis. Sénégal li mu am na dëkk yu bëri yoo xamante ni amuñ ko. te dëkk yooyu dem nañ seen yoon bu yàgg. parce que volonté ak vision ak honnêteté ak droiture moo fa nekk. nañ waxante dëgg sama gars yi. nous avons tout ce qu'il faut pour bañ a sonn. lépp lu nit war a am ci suuf am na Sénégal. bépp richesse, bépp ressource naturelle am na Sénégal. mais képp koo xamante ni ñëw nga rek li ngay njëkk a def mooy fal sa ay xarit, ku àndut ak yow nga jéem ko tëj ci kaso gi, jël peuple bi xiifal leen. bu élection jotee wala campagne wala lu mel ni pandémie bi am nga dem jënd ay ceeb ñëw di leen ko séddale. ñu mel ni ay xar, mel ni ay ginaar, ngay jël ceeb bi di sànni, ñu ñëw di cop ceeb bi. loolu dafa ñaaw. ñii dañ ñoo yàpp. pendant ce temps ngay dégg ay scandalu ay milliards. rakam Aliou Sall sàcc fi 6000 milliards mu koy protéger. ñi bokk ci ñoom chaque jour ñu ngi sàcc xaalis mu leen di protéger. il faut que ça cesse. mbéju kanam borom moo koy fajal boppam. nañ am fulla ak fayda. léegi ñun ñooy vivre la misère, ñooy nekk toujours dans la merde. te ñun ñooy xëy suba teel dem ci bureau de vote yi rang voté leen. suñu leen votelee ba ñu falu ñu boole ñoog seen ay policiers, suñu waree am lu ñu naqari ñu ñuy duma.
di ñuy dóor ne du ngeen fi marché xañ ñu suñu ay droit. nañu am fulla Sénégal nañu yeewu te xam ne ñii dañ ñuy nax ñu mbënd mi gën a sonal tey ñi gën a sonn ñoom ñoo voté pour Macky Sall muy banlieue bi ak Kaolack Saint-Louis yeneen dëkk yu bari yoo xamante ni dañoo sonn ak quartier populaire yi nekk biir Dakar xoola tey boo jëlee le cas de Kaolack nga xam ne man fa laa juddoo yaroo fa dëkk fa dañoo voté Macky Sall à 90% presque parce que Medina Baye mooy fi nga xamante ni soo fa gañee rek gañe nga Kaolack parce que moo ëpp ay bureau de vote mooy centre bu gën a mag te ñoom ñëpp dañoo voté 90% à 90% lañ voté Macky Sall Sonko ñëw topp ci te ña nga nii sonn ba bëgg a dee inondation ba nga leen di bëgg a rey waa ji defalu leen tous faalewu leen tegal leen fa benn maire forcé leen ko muy Mariama Sarr amalu leen benn njëriñ mbalit maa ngi fi na xas ci élection yi passé mu ñëw di leen jéem a nax li nga xamante ni c'est dépassé quoi xam nga dafa am yoo xamante ni dañ ko war a sax dépassé ñun mooy façon campagne bi Senghor daan def ak Abdou Diouf élection di waaj a jub si mu indi ay dragueur ay bateau yoo xam dañuy draguer pour portu Kaolack bi mu ñëw na leen damay rénover port bi réhabiliter ko su ko defee camions yi nga xam ne dañuy jógee ko Mali comme Dakar dafa xat bu ñu ñëwee seen conteneur dañ koy fekk ci portu Kaolack bi Kaolack ba na suqaliku jeunesse bi am liggéey parce que jeunesse bi sonn nañ Jakarta rek la ñuy dawal nax leen ci campagne bi indi bateau yi gaare ko ñëpp filmer ko ñu dem def lancement wu travaux yi ñu ne léegi mu commencé élection yi passé bateau yi def fa 1 an dara bateau yi mujj nañ fa jógee tey jii ku dem ci port Kaolack bi doo fa fekk bateau yi nga xam dañuy draguer bateau dragage jëlee nañ leen fa bu yàgg parce que daf doon nax waa Kaolack pour bëgg ñu votel ko réussir na mais nag yéen a war a am fulla ak fayda ku leen defalu dara bu leen ko defal dara mais ñun bu ñuy fal président dañ koy fal pour mu dimbale ñu ci suñu problème yi parce que nous avons beaucoup de problèmes partout au Sénégal Ziguinchor ndox maa ngi fa Kaffrine ndox maa ngi fa Kaolack ndox maa ngi fa Saint-Louis ndox maa ngi fa Dakar kazalika naka noonu nga xam ne moom mooy capitale bi ba pare ñu toog di xoole te li ko waral mooy lan falin bu bon ak naxaate ba pare démb maa ngi ko dégg mu ne jox na Aly Ngouille Ndiaye ay instructions pour mu déclencher le plan Orsec mais monsieur le président vous vous foutez de notre gueule sincèrement dañoo yàpp quoi bu ñu toogee ba heure bii nga ne yow heure bii nii nga xamante ni affaire bi nee na këtt na jonn ngay soog a joxe ay instructions pour Aly Ngouille Ndiaye déclencher plan Orsec bi mieux vaut prévenir que guérir monsieur le président je suis désolé mais vous ne respectez pas monsieur le président de la République Macky Sall il faut respecter les Sénégalais quoi vous nous devez le minimum de respect parce que ñun mënuñ laa teg ci bopp réew mi nga xam ne nawet bu jotee inondation dafay am te yàgg na am te def nañ ci des centaines de milliards maa ngi dégg ay 750 milliards yu ñu def depuis temps yi Ablaye Wade bi ñu déclenché plan Orsec moom mu ñëw jaar fi furaas daal di xëddeen affaire bi ba léegi amut solution dafa gën a pire dafa gën a bon ça va de mal en pire dafa gën a bon léegi mu toog ba affaire bi na këtt na jonn mu ne léegi Aly Ngouille Ndiaye ne déclenché plan Orsec bi parce que moom sax il est en colère mais Macky Sall yow da ngaa talul liggéey Sénégal Macky Sall yow Macky Sall sa 7 ans yi nga fi def wala 8 ans yi lan nga fi nekkee sa premier mandat bi nga toogee yaa ngi fexe xool nan ngay def ba am 2e mandat te boobu vous venez juste de faire 2 ans au pouvoir ngay yóotu 2019 pour xool yan galgal ngay def ba nax nit ñi ba toogaat ci réew mi parce que xam nga ne sa code de popularité instant boobu wàcc na. politique politicienne la fi nekkee ak affaire règlement de compte
temps bi mu def ci Khalifa Sall pour tëj ko, temps bi mu def ci Karim Wade xañ leen seen ay droit, kii mu exilé ko, kii mu tëj ko, temps bi mu def yëpp pour changer code électoral bi pour ñu bañ a éligible, temps bi mu def ci parrainage bi, xalaat yooyu mu doon xalaat pour fexe ba sàcc élection yi au premier tour. Est-ce que boo ko xalaatoon ci li nga xam ne mën na régler problème mu sénégalais yi du baax? Nan la ñuy def ba teg ay plan yoo xam ne dañuy jël Sénégal ñu assainir ko. Sénégal problème bi assainissement la, nañ waxante dëgg, problème mu assainissement lañ am. Milliards yi ñuy dégg Sénégal bu ñu ko defoon ci assainissement problème bi lijjantiku na bu yàgg réglé na. Parce que dëkk yi nga xam ne du am inondation lu dul catastrophe naturelle, ay ouragan wala leneen ak leneen, dëkk yooyu doo fa gis inondation par la pluie. Parce que am na ay canal yoo xamante ni pour eau usée la, am ay canal yoo xamante ni pour eau pluviale bi la. Bu tawee day dugg ci canaux yi dem ñu récupérer waat ko di ci arroser seen ay tool. Loolu yëpp volonté la ak vision, te mën nañ ko parce que nous avons les moyens. Man lu may bañ a dégg mooy Sénégal amul xaalis. Sénégal am na xaalis mais ñu ñuy jiite ñoom ñoo jubul. Ils sont pas honnêtes, ils sont pas de bonne foi, nañ waxante dëgg. dañ leen di fal rek pour ñu yéeg enrichir. ñoom ñëpp kenn koo ci gis c'est un milliardaire, en commençant par le président de la République avec sa caisse noire de 8 milliards mu ciy def lu ko neex, di ci jënd ay transhumants, di corrompre ay nit chaque jour, ay magistrats yeeg lu ne mu ko ciy def. loolu yëpp tey ak institution yi nga xamante ni amul benn njëriñ, ça sert à rien. Conseil économique et social environnemental, au conseil des collectivités territoriales, au conseil des dialogues territoriaux, amul benn njëriñ lu dul clientélisme politique la. am nga ay gars yoo xamante ni ay transhumants lañ, am nga ay gars yoo xamante ni dañ la jàppale woon ne sa ay alliés lañ bokk ci coalition bi. il faut nga caser leen, créer ay institutions, teg leen fa, jox leen ay caisse noire, jox leen ay oto, jox leen chauffeur, di leen jox essence, di leen fay salaire, utal leen maison de fonction. Pendant ce temps sénégalais lambda bi bu xëyee day bëgg a ndékki mu tëkko. Pendant ce temps le sénégalais lambda ndox maa ngi dugg këram. heure bu jëndee saako ceeb ci boutique bi mu ngi fay TVA. ñi yore place, ñi yore salaire, ñoom ñëpp ñu ngi fay impôt. te ñooñu gisuñ seen bopp ci réew mi, defaluñu leen dara. seen impôt yooyu ñuy fay ak seen ressources naturelles yi ñuy jël pour exploration bi rek ñu détourner ci ay milliards et milliards. loolu tey mënoon lañ leen si defal ay canalisation ñoom nga xam ne ndox mi bu ñëwee dem. xaalis ma nga Sénégal mais xaalis bi dañ ko jaaralewul ci yoon. benn association de malfaiteurs ñoo nekk à la tête du pouvoir di sàcc xaalisu sénégalais yi, di toroxal sénégalais yi. te loolu waratuñ ko nangu. nañu am fulla, nañu am fayda. su ëllëgee bu ñuy falati nit ñu bañ a fal nit ci ay affaire ay koo xamante ni ay affaire maanaam koo xam dafa ñëw di victimiser wu. te kooku di victimiser wu bokk na ci programme Ablaye Wade, bokk na ci gestion wu Ablaye Wade, am ci part de responsabilité parce que def na fa 8 ans. waxoon naa ko sànq. falin bi il faut que ñu xoolaat ko. il faut que ñu xool mode d'élection bi. il faut que ñu xool critères yi ku ñuy fal. ñun bu ñuy fal un président de la République dañoo war a fal un homme de valeur, plein de vertu. koo xamante ni dafay prôner pour la bonne gouvernance, pour la transparence. Nous avons des gens comme ça. Nous avons besoin des dirigeants comme ça, autant pour moi. façon nit ñooñu lañ bëgg. mais soxlawuñ ay sàcc, soxlawuñ ay fenkat, soxlawuñ ay traître. te loolu moo fi am, nañ waxante dëgg. ñoo xamante ni ils tournent toujours autour du pot, des pouvoiristes. nga xam ne depuis Abdou Diouf ba léegi ku nekk président yow la ñuy ñëw àndal pour s'enrichir. kenn du ci servir Sénégal mais dañuy serviru ci Sénégal. koo ci gis milliardaire la, koo ci gis oto ba muy dawal ay 50 millions jëm kaw te liggéeyul dara. lu ko jar
peuple bi toujours nekk dans la misère sonn lii dafa métti ci réew boo xamante ni potentiel yépp mu ngi fa pour dem yoonam. lan moo manque Sénégal gars yi laa leen di laaj. nañ commencé jant yombul tubaab bi soxla nañ jant ils n'ont pas de soleil. géej nous avons 700 kilomètres de côte loolu richesse la. am na dëkk yu bëri yoo xam ne amuñ géej. Mali amul géej, Burkina Faso amul géej, Niger amul géej, dëkk yu bëree bëri. ñu am lan or bi fu mu nekk Sabodola chaque jour yeneen gis ñuy exploiter or bi. man avant may judd wala bi ma juddoo ba léegi maa ngi dégg ñu naan Sénégal ñooy exploiter or. amul benn sénégalais boo mën a dajeel tey ci mbedd ci micro trottoir nga laaj ko ne ko or bu ñuy exploiter Sabodola ndax yow yaa ngi ciy gis sa bopp. mënula cee jox aucune information. ministre de l'énergie des mines du génn mukk ba jox ñu aucune information sur l'exploitation de l'or à Sabodola. président bi kazalika naka noonu. man mii damay dégg rek ñu ne Sénégal ñu ngi exploiter or fan lay xaalisu or bi di dem ak Sénégal lan la ciy am. village ba ñuy exploiter or ba Sabodola lekk sax daf leen a të lekk gu baax. am na ay xale yu fa nekk ci village environnant yi exploitation clandestine la ñuy def avec tous les risques. ñooñu tey am na commerçant yoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu or ak ay bijoutier dañuy dem di charger ay camion ceeb di leen ko yóbbul pour ñu échanger ceeb bi ak or ñu jox leen or ñu jox leen ceeb parce que amuñ lu ñu lekk dañu xiif ci dëkk bi nga xam ne fa la ñuy exploiter or bi. Kédougou ak li ko wër région bi yëpp bokk na ci région yi gën a pauvre ci Sénégal. xaalisu or bi fan lay dem tey jii xale yuy jël gaal yi waa Kédougou yi ñoo ci ëpp. xale yi jël gaal yi waa zone boobu ñoo ci ëpp ak Tamba ak yooyu. léegi am nañ fer tamit fer bi fan la nekk dans la même région Kédougou muy Falémé. fer richesse du ko gën a rëy. weñ mooy defar lépp ci àdduna bi lépp lu ñuy defar day am weñ. phosphate Taïba depuis combien d'années ñu ngi koy exploiter est-ce que ñun ñu ngi ciy gis suñu bopp. village yooyu ko wër ay toobeen ak yooyu dañ leen di jaay doole sax di nangu seen suuf au contraire suñu génnee gars yi jàpp leen duma yi métti si leen jàppoon ardo ñing di ko torturer. xam nga loolu métti na. am zircon fu ñu koy exploiter Diogo village yooyu bokk ci village yu gën a pauvre ci Sénégal. ñu ne déetawaay ñu ne am nañ pétrole am nañ gaz laataa ñuy dem ci exploration bi permis bi rek jaay nañ ko ay milliards détourné ko sàcc ko ñoom i nen seen biir. ku ñuy wax Aliou Sall ak Franck Timis nga xam ne il n'est pas sénégalais ñëw bénéficier wu ci richesse su Sénégal dem yoonam mujjul fenn. pendant ce temps président bi nekk fa di protéger rakam di def répression ci ñi nga xam ne defuñ ko dara di protéger ñi nga xam ne c'est des voleurs nga xam ne dañuy def détournement de deniers publics di bënn deru sénégalais di muuci seen ay deret ñoon ñu leen di promouvoir sénégalais lambda bi sonn suba ak ngoon guddeeg bëccëg mu ngi tës-tësi sonn trop. Les Sénégalais sont très fatigués. Il faut oser le dire. Les Sénégalais sont fatigués. dafa métti. réew boo xamante ni dañ ne dafa riche ba pare pauvre. lan moo ko waral ay njiit yoo xamante ni dañoo bon. inondation bii nii métti na lool sooy seetaan image yi sa yaram bi dafay daw. yow da ngay nekk ci jàmm fi nga nekk fii mais daf lay wóor na yow sa ay mbokk nekkuñ ci jàmm soo nekkoon dans la même situation dafay métti ni ku nekk lépp lu dal sa mbokk rek wala lépp lu dal doomi aadama rek da nga koy xool yow ci sa bopp bu la daloon rawatina ak sa mbokk. ñun ñi wax yi ñuy wax nii yëpp bëgg réew mi la rek nekk patriote rek parce que am na ñu bari ñoo xamante ni tey ñu ngi toog naan sama yoon nekku ci sénégalais yi ñoom ñoo ko fal. dëgg la ñun ñoo ko fal
waaye dafa am ñu bëri ñoo xamante ni dañ leen di nax di leen endoctriner di leen gëmloo yoo xamante ni amut, di leen nëbb réalité yi. léegi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy toog sur les réseaux sociaux di dénoncer di conscientiser le peuple, il nous insulte. da ngeen a bëri wax, amu leen liggéey, te fekk lu ñuy def liggéey di ko gën a noble mooy bëgg sa réew, di conscientiser ce peuple pour ñu yeewu, di gis li nga xamante ni jaaduwul nga koy dénoncer, di wax dëgg te yàlla tax, te amoo ci benn intérêt. am na ñoo xamante ni ñu ngi Sénégal seen yoon nekkul ci coono yi sénégalais yi di daj, mooy li ma leen doon wax ci transhumance yi. mooy ñi nga xamante ni depuis PS ba léegi nguur gu ñëw ñu ànd ak yow, ñi doon saaga Macky Sall temps yi ko Abdoulaye Wade di dàq PDS bu ñu koy bundu xataal foofu ci assemblée nationale bi, ñooñu ñëpp tey ñu ngi dem wër nañ ko ñoom. te ñoom ñëpp lan moo leen fa yóbbu mooy lii, xaalis rek moo leen intéressé. am na ñoo xam ne nekk nañ ci Abdou Diouf bénéficié wu ci privilège u état ba Abdou Diouf jógee fi, ñu transhumé dem ci Ablaye Wade, bénéficié wu ci privilège u état Ablaye Wade daanu ñu jàmb ko. tey jii boo jëlee 80% si ñu àndoon ak Ablaye Wade ñëpp jàmbu nañ Ablaye Wade tey dem ci Macky Sall, te ñooñu ñoo doon xas Macky Sall, ñoo ko doon saaga, ñoo ko doon mettre en mal ak Ablaye Wade pour mu tàqali ko ak moom. ñoom ñëpp rangé wu nañ derrière Macky Sall, mu jox leen ay poste, ñii mu jox leen ay PCA, ñii mu jox leen ay directeur général, ñii mu def leen ay directeur général, ñii mu utal leen feneen fu mu leen placé pour ñuy mën a am dara. léegi ñoom ñooy séddoo réew mi, waa réew mi toog. loolu métti na, ñii amuñ vergogne, amuñ ngor. xam nga lan lañ mérité? jël leen ñoom ñëpp mettre leen en quarantaine ci mbalit ma sànni. il nous faut du sang neuf, une alternance générationnelle la ñu soxla. du sang neuf, deret du bees. jël ñëpp sànni, xool ñi nga xamante nii am nañ vision, xool ñi nga xam ne ay patriotes lañ, dañ gis ko ci seen ay discours, gis ko ci seen ay doxalin, ñu jël réew mi ñu dénk leen ko. te ñu bàyyi képp koo xamante da ngay soxla réew mi ñëw utiliser ñu bañ tas, ñu leen di dem ci seen ay meeting di leen ko feesalal, di leen tertu, di tàccu ak ay yooyu noonu pour lan? di jël seen ay tissu yoo xamante ni seen ay photo lañ ci def di leen ko jox ngeen koy sol, ñu leen di xiifal. bu ñu paree ci yéen pare nañ, seen yoon nekku ci. bu ñuy dem nag yóbbaale ay milliards ñoom ak seen njaboot, seen jabar milliardaire, seen ay doom, seen ay goro, seen ay mbokk. am na ñoo xam ne sax ils passent inaperçus, mais ñooñu ils sont très riches, te ñoom ñoo leen di enrichir. mais loolu dafa metti. mais dañoo jël Sénégal jël ko def ko comme un gâteau, teg ci table bi di ko séddoo ñoom ak seen ay xarit, te loolu dafa ñaaw. réveillons-nous Sénégal, nañu yeewu. coono yu ñuy daj nii yépp, li olof di wax ne mbéju kanam borom moo koy fajal boppam. nañu jóg taxaw, ñu am fulla ak fayda, régler suñu problème, parce que ñun ñoo am souveraineté. seul le peuple est souverain, te dañ leen koy war a wan. mënuñoo fal nit ba pare toppaat ci gannaawam, nekkaat suqam wala nekkaat jaamam. au contraire, moom suñu employé la, dañ ko yóbbu ci palais bi pour mu liggéeyal ñu, jox ko palais, jox ko avion, jox ko caisse noire 8 milliards, ce qui n'est pas normal. bu jëlee tali bi flèche am bi daf ñuy wàccee ñun ñu ko fal, moom mu jàll di fal à tous les postes civils et militaires, jox ko doole ju mag a mag. waaye doole jooju nag daf koy jëlaat après di ñu ko nootee moog ñi mu àndal. ñi mu àndal lu ñu def dara du leen dal, dara du leen ci fekk.
mais soo àndut ak moom boo deful dara sax dina ut lum la taxal pour toroxal la. def na ko fi ay nit te wax leen Macky Sall bi mu faloo ba léegi kan moo bokk ci moom koo xamante ni corps de contrôle yi épinglé nañ ko rek mu yóbbu dossier bi tribunal pour ñu juger kooku noonu wala mu destituer kooku noonu démettre ko à ses fonctions. wax leen kan la kenn lañ mës a emprisonné ci gars yu Macky Sall yi te dañ ko jàpp à flagrant délit mooy Bougazelli te loolu mënul woon échappé parce que loolu dafa leer nit ñi di ci teg seen bët mais fan lañ mujjee yóbbu ko kaso mu def fa 6 mois ñu génnee ko bàyyi doomi baa doole yi nga xam ne ay ginaar lañu sàcc ak ñi nga xam dañoo yoral ay nit bor ay 50 000 ak ay 100 000 francs ñu tëj leen foofu emprisonné leen. Guy Marius Sagna bi nga xamante ni il mène un combat très noble heure bu génnee di xeexal askan wi ñu jàpp ko dem tëj ko xañ ko ay droit yam tëj ko arbitrairement te duñ ko teg fenn avec la complicité de ses juges parce que Macky Sall a ses propres juges. Abdou Karim Gueye su génnee waxal sénégalais ñu jàpp tëj ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bu gars yi génnee di marche ñu jàpp leen tëj leen mais xoolal li am bërki démb correctionnatal waa Y'en a marre ak nuñ mënti mel mais dem nañ di def talaataay orange di wane ne orange li ñuy teg sénégalais yi dafa métti dafa cher taxaw di ñaxtu police ñëw fekk leen fa jàpp leen dem dóor leen garde à vue loolu rafet na. est-ce que loolu rafet na léegi impérialistes yi sax ñoom la ñuy gën a privilégié que les citoyens sénégalais mais loolu dafa métti dafa ñaaw orange nga xam ne mu ngi ñëw di ñuy noot takk ñu buum ci doq di ñu diri léegi police sénégalaise ak état Sénégal ñëw di leen jàppale ñoo xamante ni dañoo ñëw indiwuñ benn violence il n'était pas violent ñu jàpp leen takk leen dugal leen ci oto yi yóbbu parce que dañuy wax lu leen métti Guy Marius Sagna courant bi dafa cher mu dem taxaw buntu palais ñu jàpp ko tëj ko isolé ko yóbbu ko fu ñuy yóbbu terroriste yi jugé wuñ ko waxuñ ko dara lu ñu lay ne ko lii nga def. Il a commis aucune faute deful benn faute deful crime ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi ba mu neex leen ñu génnee ko. Abdou Karim kazalika na ko noonu léegi nag sàcc yi bandi yi wëyu yi les voleurs de classe exceptionnelle ñoom ils sont toujours libres toujours dañ ñuy ñaawal sax chaque jour di ñu wan ne yéen jox ngeen ñu seen réew ñu ngi def lu ñu neex te mujjul fenn loolu chaque jour ma ne c'est une insulte saaga la te nag ñun nag ñoo ko nangu de ñun sénégalais yi nañ yeewu jot na nañ am fulla ak fayda lu ñuy dund métti na les sénégalais sont fatigués nañ jóg am suñ fulla ak suñ fayda avec problème yi ñuy dund nii yépp waa ji mu ngi toog bëgg a def 3e mandat te toroxal nañu ci premier mandat bi toroxal ñu ci 2e mandat bi réglé wul benn problème yi dafa gën a bëri gën a métti li mu waxoon defu ci tus ba tus booloo jeex léegi nag ñu nar a toogaat ñàkk fayda nag ba mu forcé fi ne day am 3e mandat par force loolu nañ ko préparer ñu waajal ko li ñuy dund métti na te sénégalais dañoo am ay expression yoo xamante ni day tax ñuy gën a sonn njëriñ loo fekkee ay du yem ci bopp borom yàlla baax na nañu muñ jusqu'à quand il faut qu'il y ait une révolution il faut que mu am Sénégal pour ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi ñëw ëllëg ñu xam ne sénégalais yi mas nañ leen a teg loo xamante ni métti na ñu muñ ko ba sonn ñu def révolution nangul seen bopp seen pouvoir joxe ko kon man mii kat su ma toogee su ma defut loolu
affaire bi dina reproduire. ñun ñoo moom réew mi Macky Sall moomu ko jox nañ ko réew mi mais moom dafa jàpp ne réew mi moo ko moom moo ay gaayam loolu lañ foog te dañuy nax seen bopp. te bu ñu soxlaa réew mi dañoo nekkoon di raam di sukku di victimiser wu lu nekk ñu dugg ci ba nit ñi yërëm leen fal leen léegi nag yéeg nañ ci kaw léegi ñuy toroxal nit ñi doole bu ñu leen jox lañ ñuy xeexaatee doole bu ñu leen jox moom la ñuy jël di ñu ci nootaat. mais loolu bu ñu ko nangu nag gars yi yéen tamit nañu waxante dëgg juddu bu rëy ndey ak baay waaye fulla ak fayda boromam. lii daal laa amoon tey lu ma doon wax maa leen di gërëm di leen sant ci ànd bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak ñun di leen wax ngeen gën a partager vidéo yi su ko defee ñëpp jot ci parce que ñun li ñuy wax nii defuñ ko lu dul nekk patriote ñun dañoo bëgg Sénégal ñun buñ sañoon maanaam Sénégal fa la ñuy duñ ko génn sax tey jii am na ñu bëri ñu génn Sénégal mais ñàkk pexe moo tax mais ku sañoon sa réew ngay toog entreprendre di xëy di wàcc bu weer dee nga am li nga war a am di gis sa yaay di gis sa papa di gis sa famille doo dund racisme doo dund dara parce que sa réew nga nekk mais dëkk ci benn réew boo xamante ni dafa riche am xaalis boolekaat di leb chaque jour ñu dem lebi bitim réew ñun ñuy continuer rek di fay ay bor yoo xam dafa éternel du jeex mukk ba pare am richesse te duñ ko mës a jëriñoo ku ñëw dem lebal ba doyal soo demee ñu continuer ñun di ko fay ba pare di gën a torox loolu dafa metti tey jii suñu réew yooyu noonu su baaxoon mel ni mu war a mel am de bons dirigeants doo gis benn xale di jël gaal di ci dugg naan dafay dem ay extérieur jamais parce que amuñ pexe ils n'ont pas le choix dañu sonn jàpp ne bu ñu demee extérieur day gën a baax te bu ñu ñëwee sax si la ñuy gën a sonnee laataa muy baax parce que boo ñëwee laataa ñu lay jox kayit c'est la galère boobu ngay daj da ngay regretter sax naan lan moo tax ma ñëw fi su ma yëgoon toog sax ci galère bi nga xam ne si laa juddu sama réew lu mu métti dinaa gis sama ay mbokk dinaa gis sama ay xarit su ma amee problème dinaa dem ci kenn mu lijjantil ma ko dépanner ma. su ma amee problème dinaa dem fekk gars yi toog naan ataaya ma toog waxtaan fàtte sama ay stress ak yooyu sax coono bu ñuy daj yépp ay njiit yu bon ñoo ñu ko yóbbee. kon nag lii nii dafa jot mu ngi bëgg a yàgg na kii mooy 4e président du Sénégal Macky Sall te ba léegi dara sottiwul affaire bi bu doon avancer ndànk-ndànk sax mu tane mais affaire bi dafay reculer maanaam ñun dañuy rétrograder dellu ginnaaw